salaamaaleykum Cheikh internet yi seetaan li nga xamante ne moom mooy Baol TV nag tey nag ñu ñëw fii nga xamante ne moom mooy seet si kii di ADL ñëw fii si li nga xamante ne moom mooy spécial plateau scrutin après li nga xamante ne mooy vote yi ñu wër ñëw si ñi nga xamante ne ñoom ñooy leader yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk à Diourbel pour waxtaan ak ñoom si li nga xamante ne moom mooy wàllum lii di nga xamante ne moom mooy élection yi nga xamante ne moom la ñu jógee. ADL ñu lay nuyu bu baax a baax. salaamaaleykum Racine salaamaaleykum waa Baol Time salaamaaleykum waa Ngolombit salaamaaleykum waa Thierno Kandji ak waa Ndiarène. merci Cheikh internet yéen a ngi ñuy suivre si li nga xamante ne moom mooy si Baol Times nag ñëwoon nag def li nga xamante ne mooy spécial scrutin ngeen ànd si ak ñi nga xamante ne moom mooy quartier Ngolombit ñu nekk fii ak ki nga xamante ne moom mooy ADL tey nag ADL nan ngeen amee li nga xamante ne moom mooy bilan bi nga xamante ne mën nga ñu ko tiireel si wàllum li nga xamante ne moom mooy jëm si élection yi. waaw bon may commencer rek ci élection yi di féliciter son excellence notre candidat le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar Macky Sall di ko féliciter ci victoire bi di féliciter aussi responsable yi nekk Njaareem yëpp responsable politique yi nekk Njaareem yëpp di féliciter tamit militant Njaareem yi fi nekk yëpp di jox nag mention spéciale waa Ngolombit ak waa Thierno Kandji donc élection yi je pense que dans l'ensemble ça s'est bien déroulé ñun Diourbel am nañ suñu résultat tey ci après-midi bi def nañ ci conférence de presse département de Diourbel am na un taux de 56,73%. donc loolu mooy résultat officiel Diourbel yi boo xam ne préfet moo ko joxe te def nañ ci conférence ba boole Diourbel bu may wax département bi c'est par rapport à toutes les communes yi nga xam ne ñoo wër Diourbel commune ak yi ko wër donc résultat yëpp ñu am ko tey lañ ko am en début d'après-midi def nañ ci conférence de presse donc 56,73%. donc moom mooy résultat yi nga xam ne am nañ ko fii ci département de Diourbel. résultat yi nga xamante ne am ngeen ko si département Diourbel mu mel ne 56,73 si li nga xamante ne moom lañ xayma si wàllum li nga xamante ne moom mooy jëm si ñu jëlee ko si li nga xamante ne moom mooy si tribunal yi tey gis neen li nga xamante ne mooy point de presse yi def nañ ko lan mooy seen xalaat si li nga xamante ne moom mooy jëm si wàllum lii di résultat bu mag bi nga xamante ne moom mooy waaj a ñëw. waaw xam nga élection moom d'habitude résultat définitif yi dañ koy am ay bu ñu voté ba pare ay une semaine après loolu moo fi mës di am mais le jour même tendance yi dinañ ko xam en général dinañ ko xam parce que léegi avec le système d'information ñëpp dañu gaaw a jot résultat yi ñi nga xam ne aussi décompte bi dafay gaaw par bureau yow démb yaa ngi woon fu mel ni école Argor Dioum à 20h30 21h il y avait 16 bureaux yëpp pare woon na donc defe naa ne tendance yi nga xam ne moom moo génn démb bu ñu joxee résultat définitif yi tamit moom mooy confirmé wu ndax tey résultat Diourbel confirmé nañ ko. résultat yeneen dëkk yi aussi ni nga xam ne tey tribunal confirmé na résultat Diourbel yi yeneen dëkk yi noonu lañ confirmé seen résultat donc la victoire elle est déjà acquise defe naa ne buy am ay réaménagement yu ndaw lay doon pourcentage yoo xam ne ay marge 2% supérieur ou sûrement 2% inférieur par rapport ak résultat bi nga xam ne jotoon nañ am tendance yooyu démb. nan nga jàngatee li nga xamante ne mooy faiblesse yi nga xamante ne kii di Benno Bokk Yaakaar am na ko si yenn coins yeeg yenn recoins yoo xamante ne mi ngi nekk fi nga xamante ne moom mooy si Diourbel comme lu si demee kër gu mag. waaw bon faiblesse yi on le savait dès le départ président waxoon na ko ne il faut ñu travailler Dakar il faut ñu travailler Thiès il faut ñu travailler Touba waxoon na ko donc ñu nit bàyyi woon nañ ci xel.
donc bàyyi nañ ci xel ba tax na proximité yi privilégié woon nañ ko bu baax résultat yi nag bon loolu affaire élection moom moo demee noonu parce que électeur peut-être que li nga xam ne boo demee ci mbañ gàcc gi yow yaay voteel ku la neex li nga war a def rek sa devoir mooy le travail de terrain dem waxtaan ak ñoom présenter leen bilan wax dëgg fa yàlla te bilan président Macky Sall neex na présenter fii ci Njaareem parce que def na fi lu tax mu mérité deuxième mandat ñi nga xam ne ñooy responsable politique yi li ñu waroon def ci campagne électorale bi def nañ ko muy à Kër gu Mag ou dans d'autres localités ki nga xam ne moo ñu fa nekkaloon à Kër gu Mag le travail qu'il a abattu ñun ñëpp gis nañ ko teg nañ ci suñ bët ñi nga xam ne ñoo àndoon ak moom lu mel ni le coordonnateur du quartier de Kër gu Mag muy Mansour man gis naa man personnellement gis naa liggéey bi nga xam ne doon nañ ko def parce que tous les jours doon na jël plus de 100 jeunes ñuy def ay proximité ci quartier yi ci quartier Kër gu Mag bi donc le DG Moustapha aussi terrain bi nga xam ne waroon na ko occupé na ko fa plusieurs fois on a cherché ensemble même en dehors du quartier même ci le comité électoral communal dox nañ Kër gu Mag lu bëri ci ay kilifa diine ak ay kilifa aada ak ay grands électeurs mais nag élection moo nekk loo xam ne électeur bi munoo ko maîtriser munoo xam à 100% ndax dina la voter ou pas donc li ñu waroon def nañ ko liggéey bi ñu ci waroon def ci localité yooyu def nañ ko je pense que aussi dans les autres localités yi nga xam ne ñu ngi ko doon tiit def nañ fa liggéey bi ñu fa waroon def ba dans certaines localités gagné nañ fa donc fi nga xam ne gagné wuñ fa aussi le résultat général compensé na ko yeneen localité yi nga xam ne gagné nañ fa bu baax avec des marches de 80 fii 60 ak 70 ay 50 donc comblé na retard boobu nga xam ne amoon nañ ko ci localité yi nga xam ne xamoon nañ ne dafay metti ñu ñëwaat ci école Algor Dioum actuellement gis nañ ne école Algor Dioum fukki bureau ak juróom ñoo fa nekkoon si wàllum li nga xam mooy élection bi mu nekkoon loo xamante ne dafay seere lool dafay maanaam xat dafay andi tamit li nga xamante ne moom mooy nit ña dafay taxaw di fay regrouper est-ce que seen xalaatu leen maanaam ñu wàññi li nga xamante ne mooy bureau yooyu pour mun ko décentraliser ñuy jóge ay Tripono wala ñuy jóge ay feneen ñu mën leen a defal ginnaaw école yi bari na léegi car macha allah. waaw Algor Dioum moom vraiment loolu defe naa ne boo ma ko laajul woon sax man dinaa ci wax tuuti parce que 15 bureaux yi ba ñu désengorger ko def ci Katanga yokk def fa ay bureau je pense que loolu war nañ ci réfléchir ensemble parce que Algor Dioum bon effectivement peut-être que bi muy nekk centre de vote kii waa Ngolombit waa Cité Basse ak ci ginnaaw ba Njaayeen donc développé gul woon ni mu waroon a développé donc léegi leer na ñëpp ne Cité Basse dafa c'est am na ay habitation yu bëri nit ñi dañ fay jóge di voter Algor Dioum Ngolombit noonu Njaayeen noonu ba nga xam ne ñun vraiment bu ñu voté ji mag ñi des fois dañuy sax tayal a jóg dem voté ji boo ñëwul gaare oto seen buntu kër naxanteeg ñoom dugal leen ci yóbbu leen du ñu sawar a voté ji parce que dafa sori ji donc ma ci profité waale di lancer waale un appel aux autorités administratives vraiment bu fekkee fii à Ngolombit ou à Cité Basse je pense que sax Cité Basse lu mel ni Cité Basse mooy doon le milieu boo xam ne dina relier Njaayeen qui est derrière Cité Basse ak Ngolombit ñu di fi voter ñu defal ñu centre de vote même bu fekkee 2 bureaux la ou 3 bureaux ça non seulement ça va permettre le désengorgement d'Algor Dioum mais aussi dina permettre ñi nga xam ne dañu jóge fii di voter ji di bañ a sonn comme ni ñu doon sonnee ci bu ñu dem voter ji. ba tey si li nga xamante ne moom mooy wàllu école neuf école Algor Dioum ñu nekkoon fa résultat yi bari fa mu mel ne da ngeen a battre foofu noonu ban liggéey ngeen liggéey ba am fem boobu noonu. waaw liggéey nañ ci Algor Dioum moom 15 bureaux de vote dul ndaw ñun fii à Ngolombit ak Demba Wele Cité Basse Ndayane Algor Dioum ñu fay bëree am na sax ñoo xam ne ñu fay voté am na ñu bëri ñoo xam ne dëkkuñu sax ci localité bi mais malheureusement dañu xaw a dëkk Grand Diourbel wala Tirpano
wala sax des fois ça arrive quoi ñu fekk carte électeur bi defar nañ ko mais que dëkkul ci Demba Wele wala Ngolombit dëkk fu mel ni Kër Yelli wala mu dëkk Grand Diourbel wala Tirpano mu war a voter Algor-Dioum loolu ça arrive mais ñun en ce qui concerne notre localité yi bi nga xam ne fii ñun responsable yi vraiment manqué nañ dugg def proximité comme ni ko suñu candidat diglee woon dox ci liñ ci waroon dox waxtaan ak nit ñi ñaax leen ci ñu jóg jour élection yi dem voter ji te présenter leen bilan Macky Sall ñu xam ne ñoom ñu gis ñu comme ñoom gis nañ seen bopp ci mandat président Macky Sall donc je pense que wane nañ ko le même jour bi nga xam ne jour élection yi la on a eu aucun problème ñëpp dañoo génn xaar ñu on a fait beaucoup de voyages yoo xam ne pour yóbbu nit ñi ñu voté ji donc ñëpp yàkkamti woon sax vraiment ñu mel ni ñoom délégué de quartier bi ñu defe naa ne bi ñu jullee fajar sax la ñu dem foofu rang avant bureau yi di ubbi sax ñoom rang nañ ba bureau yi dafa ubbi rek ñu voté l'autre jour il me disait que moom d'habitude mooy nekk 5e personne waaye defe naa ne la dernière fois sax moom moo nekkoon première personne boo xam ne voté na ci bureau de vote am Algor-Dioum donc jigéen ñeeg ñu waroon a voté ji ñëpp daa di farlu jóg jour boobu ñun amuñu benn retard ñun avant 16h fekk na pratiquement suñu localité bi ñëpp dem nañ mobiliser wu voté ji te loolu ça s'est expliqué sur le taux de participation Algor-Dioum boo xam ne amuñu ko woon ci législative yi amuñu ko woon aux élections précédentes. lan mën a xaar si bu ëllëg bu résultat yi génnee bu nu nekkoon wax nañ ne ki nga xamante ne mooy Macky Sall jël na li nga xamante ne moom mooy premier tour bi jàll na lan la Diourbel mën a xaar si faluwaat bi nga xamante ne bu ko faluwaatoon. waaw Diourbel région la Diourbel département Diourbel commune bokk ci entité bu ñuy wax Sénégal président Macky Sall nag bi muy ñëw 2012 dafa indaale woon programme am bu ñuy wax PSE programme bi ça dure jusqu'en 2035 donc programme bi PSE commencé woon na ko ba def ci ay jéego yu bari lu mel ni Ila Touba lu mel ni bourse yi lu mel ni CMU yi donc doxoon na ci déjà ay jéego yu bëri mais je pense que des na te li desoon waxoon na bu amee deuxième mandat bi dina ko yàggale te am na yeneen projet yoo xam ne ñu ngi ci PSE bi yu bees yoo xam ne dina ko yàggale pour les populations de Diourbel et les populations du Sénégal en général. lan ngay ñaax li nga xamante ne moom mooy leader yi nga xamante ne ñoo nekk si bi nga xamante ne mooy APR day mel ne maanaam am na suñ ko waxee suñ ko waxul yëpp am na xaajatloo goo xamante ne am na si lan nga siy wax. non pas man du ma wax xaajatloo bon politique moom dafay am yenn kuréel yi bu fekkee ne ñëpp ñoo bokk li ñuy wut. mais je pense que ku ci ne rek bu fekkee ne da nga gëm li ngay def bëgg sa leader li nga xam ne moom lay wut muy faluwaat nga bëgg ko ci jàppale bëgg a taxawaay boo xam ne da nga koy fal au premier tour donc bu ñëpp bokkee objectif coow li mën na bari nii ci waxtaan yi mais au bout defe naa ne bi nga xam ne ñun ñëpp ñu ànd dox wax présenter bilan suñu candidat le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar bi nga xamee ne jot na pour ñun ñëpp ñu ànd nañ te def nañ liggéey bi niñ ko war a defee ba fal nañ ko au premier tour en tout cas au niveau fii nii résultat yi ñëpp gis nañ ko même su fekkee ne am na ay bureaux yu ñu perte le résultat global c'est ce qui compte et le résultat global est positif. spécial scrutin fii seet si woon ki nga xamante ne mooy ADL tey nag am na sëñ bi ñu fekk fii tamit dañ koy laaj li nga xamante ne mooy témoignage am si li nga xamante ne moom mooy ADL laaj ko nan la gisee li nga xamante ne mooy Abdaly ni mu taxawee si li nga xamante ne moom mooy quartier Ngolombit. waaw asalaamaaleykum mbokki jullit yi bañ sant yëpp julli ci yonente bi ñu ngi leen di dalal waa Baol TV ci Ngolombit gi nga xam ne Abdaly moo fi suñu responsable politique ñu ngi am ci moom yaakaar bu baax gis nañ taxawaay bi mu taxaw ci Ngolombit itam te taxawaay bu am solo la ci taxaw
ndax ba mu ñëwee Ngolombit ak léegi dekkal na Ngolombit ndax lu Ngolombit amutoon lu ne rek Abdourahmane li taxaw na ci teg na ci tànkam pour jëmmal ko pour dëggal ko pour amal ko fi. ñu daal di jël sëñ bi nan nga tudd. man Ibrahima Diallo tudd. ñu ñëwoon tey fii nii di xool ki nga xamante ne moom mooy Abdaly tamit waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay baayam ay nijaayam ay ñi nga xamante ne mooy ay magam tey jii ñu ñëw fii nan nga gisee li nga xamante ne mooy Abdaly ak si duggam li nga xam ne mooy politique bi mu nekk. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ñu de wax dëgg yàlla dañoo nekk ci dëkk bi ak koñ bi ànd ak moom. ànd ak moom it dañoo ànd ak moom ci ngir jàppale ko ci li nga xam ne moom la ñëw li nga xam ne moom lañ manqué woon mu ñëw jàppale ñu ci pour ñu ànd ak moom jàppale Macky yàlla suñu borom mi nga xam ne mooy dogal ci dogalam nag def na li nga xam ne moom mooy li ñu bëggoon ñu ñaan yàlla suñu borom mot liñ suñu yee ñun ñëpp ba lépp loo xam ne moom la bëgg ci koñ bi ak li nga xam ne moom la bëgg ci li muy wut yàlla jàppale ko ci ba bu mu ci ñàkk am ndam ci li muy wut. ñu nit li nga xam ne moom lañ ko toppee di ko jàppale yàlla buñ ci am lu ñuy rëccu. ñu mën a wax si li nga xamante ne mooy Abdaly si wàllum li nga xam ne mooy politique bi. merci Papis maa lay nuyu di nuyu waa Baol Time di kontaan vraiment ci lii man nag particulièrement ku ma xam-xam ci mouvement gëm sa bopp ci maire Mari Fall mais comme que ay entité lañ woon yuy liggéey fii dama fi bokk Ngolomit ndax mën naa wax ne sama soxnaa ngi fi. Abda sama goro la bon vraiment ñu ngi woon ci liggéey bi à 100% yàlla dogal tamit liggéey bi rafet trop di rafetlu it tamit liggéey bi ñu fi def ñu muccee ayib bon man nag mën naa wax en tant que responsable des jeunes au niveau de Demba Wele au niveau tamit di si mouvement ADL ndax vraiment Abda jox na ma si cër bu bëri liggéey bi macha allah rafet na. comme ni mu ko waxee sànq voté nañ ci jàmm te yaakaar naa prouvé nañ fi ay résultats au niveau Thierno Kandji prouvé nañ fi résultats ci école Argol Dioum pratiquement boo dee xool comme sànq ni mu ko waxee bokk naa ci ñu ko luye woon oto di roñ ay nit di yóbbu affaire bi métti trop mais terewul dañ ko gérer parce que it tamit bis boobu rek lañ amoon pour war ci mën a prouver dara aussi. asalaamaaleykum moo nuyoo mbooloo maa ngi sant yàlla dul ci yonent bi dinu waa Baol Time Abdourahmane nag bu ñuy wax ci moom fii ba suba duñ jeexal xale la bëgg dëkkam bëgg koñam bëgg lim am Abdourahmane dafa doon leader boo xam ne dafa ñëw ci koñ bi jàpp mag ñi jàpp ndaw ñi jàpp góor ñi jàpp jigéen ñi Abdourahmane ñëw rek pour xeexal ñu doon xale boo xam ne dafa jàngi ba ñëw ne rek dama delluwaat fa ma dëkkoon jàppale sama dëkk jàppale samay yaay jàppale samay mag jàppale samay yaay Abdourahmane li gën a métti mooy damay def ak sama doole def ak doole neexut. waaw asalaamaaleykum mbooloo bi maa ngi leen di nuyu di leen sant Abdou sama doom la sama sët la sama lépp la man kontaan naa ci ni muy doxale si koñ bi parce que Abdou su jógee woon France am vacances bu ñëwee balaa dem fenn dina ñëw sama kër nuyu ma. man daal si gàttal maa ngi koy ñaan ci kattanu yàlla ak yonent bi li muy yóotu yal na ko yàlla yombal ci darajay Nabil Moustapha ak mbooleem jullit yéen tamit yal na seen taxawaay yàgg ci darajay Moustapha sallallahu alayhi wa sallam maa ngi leen di sant di leen gërëm. Abda daal xale bu baax la xale bu yaru la xale bu teey la li muy yóotu nag moom moo ko xam yal na ko yàlla defal ci darajay Nabil Moustapha ak mbooleem jullit. di féliciter président Macky Sall ci victoire am bi ak qualité gi nga xamante ne moom la waa Sénégal am. delloo ko Sénégal teg ko ci loxoom ñu ngi ko si ñaanal yàlla na yan bi woyof Abdourahmane nag sooy wax ci moom dina yomb trop pour nga wax ci moom parce que xale bu baax bu yaru la fi la juddoo fi la yaroo ci Ngolombit dem bitim réew jàngi dellu si fii mënoon na dem Dakar tëdd wala mu dem foo ko neex waaye dafa dellu si fii ci koñ bi ne sama dëkk rek moo ma ñor am ay diplôme ba mu njëkkee ñëw fii école bi mu doon jàngee fa la njëkk dem joxe fa ay ordinateur dellu si waat def fii ay mutuelle de santé wax dëgg yàlla di dimbale waa koñ bi yaru bokk ci fam bu baax am yaay ju baax kenn mësu ko dégg ci dara lu bon kenn mësu ko dégg ci dara lu ñaaw vraiment xam nga fii ay responsable rek fi toog kenn ku ñàkk fay de toogu fi ku ci nekk responsable nga sa kër su fekkoon ne dafa mel ni nit du jaral kenn ñëw toog fi waaye xam volonté am
ak yoon wu am wu bëri xaaxaam bi mu jël muy politique ndax politique neexul dafa metti dugg génn la yéeg wàcc ñàkk sa alal kenn fekk ko ci moom rek bon nag li nga xamante ne moom la bëgg ci koñ bii ñu ngi koy ñaanal yal na ko yàlla mottali ñun ñoom ñu fekk ko datal ko darajey Seydina Limaamul Mahdi. li ma xam ci Abdourahmane Ly bari na lool ndax Abdourahmane Ly da di doomu njaareem dëkk njaareem ay maam juddoo njaareem ndeyam ak baayam juddoo njaareem mu nekk ci njaareem di def lu baax mu baax lool ci koñ bi am yar am teggin tëjalul kenn kanamam tëjalul kenn këram heure boo ko soxlaa lu mu guddi Abdali boo ko fëggee mu wuy si la Abdali nag macha allah Ngolombit yëpp ànd ak moom li ko waral nag mooy baax gi mu baax ak yëg waa Jurbel ak bëgg dëkkam ak bëgg koñam ak bëgg Jurbel ak bëgg defar Jurbel moo ko tax a jóg ñun ñaag ñi ngi nekk ci ginnaawam di ànd ak moom ba luñ ci géew bi gar ko may ñaax nag président de la république di Macky Sall. lan ngay wax ñi nga xamante ne ñoo àndoon ak yow ba nga xamante ne woote neen ba pare ba ngeen am si ndam si li nga xam ne mooy école bi lan nga leen di. waaw ñii moom gis nga ñu ngi ni toog bàyyi seeni kër heure bi guddi na vraiment man dama naan awma seen fay maa ngi leen di jaajëfal bu baax di leen féliciter waat encore. di leen wax ne le meilleur reste à venir parce que koñ bi comme niñ koy waxtaanee ci suñu biir li nga xam ne moo fi war a am ñun ñoo ko fi def ñun nag pour ñu def ko il faut ñu booloo te defe naa ne waa koñ bi yëpp comprendre nañ ne bu ñu booloowee li ñu bëgg ci koñ bi yëpp dinañ ko am te incha allah les autorités yi nga xam ne ñu ngi fi le président Macky Sall avec son programme le programme social ak yi nga xam ne Promoville ak yooyu yëpp incha allah man gëm naa ne dina yegsi ci koñ bi ñu gisoon nañ ci seen bopp te dinañ ci gën a gisaat seen bopp ci deuxième mandat bi incha allah. waaw comme ni ngeen ko déggee rek toujours Cheikh Internet yéen a ngi seetaan li nga xamante ne moom mooy Baol TV si seen émission spéciale scrutin kon nag ñu ngi woon fii ak ki nga xamante ne moom mooy Adel nag moom xam naa ne bu amee kàddu yoo xamante ne war nga ko si bëgg a sànni te laajuñu la ko ndaxte ñu ngi bëgg a terminer si li nga xamante ne moom mooy si émission bi. bon defe naa ne fi mu ne nii démb voté nañ élection présidentielle. D'habitude élection yi ñu fi doon gis ci jouru vote bi dafay am ay incident ay bureau de vote yoo xam ne day am ay problème mais dans l'ensemble du pays démb defe naa ne budul ay quelques bureaux de vote yoo xam ne dañ naan ay représentants manqué nañ fa wala manqué wuñu fa dans l'ensemble ça s'est bien passé et puis taux de participation bi aussi élevé na par rapport ak élection précédente yi nga xam ne doon na fi am. Donc may waxaat ne nit ñi léegi farlu nañ gën nañoo farlu ci élection et que loolu defe naa ne responsable yi nga xam ne au niveau local fii Njaareem jóg nañ ñoom ñëpp waxtaan ak nit ñi ñaax leen ci voter parce que def nañ ci campagne publicitaire yu bëri wax nañ ku ci ne fii wax na dem leen jëli seen carte def seen devoir citoyen parce que vote devoir citoyen la. defe naa ne nit ñi dégg nañ ko ba tax na ñi nga xam ne amoon nañ possibilité yëpp dem jëli seen carte dem voté ji def nañ ko au moment opportun jël nañ seen carte et voté nañ massivement. après élection présidentielle élection municipale yi day ñëw Adel day déposer candidat wala. élection municipale élection municipale moom defe naa ne des na tuuti décembre donc temps am na. man samay militant ak samay militante ñu ngi fi defe naa ne le moment venu dinañ waxtaan ñun ñëpp ci suñu biir donc bu ñu amee décision bu ñu jël ñu jëlandoo ko ensemble parce que man mënuma xëy rek jël décision par rapport ak ay élections municipales donc dinañ waxtaan ak suñu biir après le moment venu dinañ xam nan la ñu taxawee daal ci élection municipale yooyu incha allah. kàddu gu mujj gi ngay. waaw maa ngi jaajëfal waa Njaareem yëpp ci victoire bi nga xam ne ak confiance bi nga xam ne renouvelé nañ ko président Macky Sall di jaajëfal waa Thierno Kandji ak waa Ngolombit
waa Cité Basse waa Sessène particulièrement di jaajëfal aussi leader bi politique yi fi nekk yëpp alliés yi coalition bi yëpp daal nga xam ne responsable yi ci nekk yëpp nga xam ne œuvré nañ pour la victoire du président Macky Sall au premier tour hier comme niñ ko gisee. merci chers internautes ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ñu ñëwoon fii nag si spécial scrutin boo xamante ne amaloon nañ ko fii ñëwoon seet si ki nga xamante ne mooy ADL fii nga xamante ne moom mooy Ngouloumbit waxtaan nag moom si wàllum li nga xamante ne mooy bilan wu élection yi ak tamit nu mu gisee li nga xamante ne moom mooy résultat yi maanaam taux de participation yi waxtaan nañ si bu baax a baax waxtaan nañ si wàllum li nga xamante ne moom mooy bureau yi si école Algor Dioum ni mu fa bare kon nag di gërëm ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi seetaan si li nga xamante ne moom mooy si internet bi si Baol Times ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di gërëm tamit ñi nga xamante ne ñooy caméraman yi ak gars yi nga xamante ne ñoo doon filmé ñi ngi leen di gërëm ak ñi nga xamante ne ñoo àndoon ak ADL jërë ngeen jëf si ànd bi ngeen àndoon ak ñun si li nga xamante ne moom mooy seen émission scrutin spécial ak ADL.